asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bégee bu baax a baax ñu fas yéene ñëw rek def suñu analyse yaatal ko ci événement bi am Guinée di dimanche bii ñu génn mu nekk benn coup d'état militaire boo xamante ni ku ko diriger mooy colonel Mamadou Doumbouya nga xam ne moom moo jiite woon ci l'armée bu Guinée benn corps d'élite bu ñuy tuddee les forces spéciales te ki nga xam ne mooy président Alpha Condé moo ko créé jëlee ko France ci légion française bi indi ko Guinée en 2018 dénk ko corps d'élite boobu noonu pour la lutte contre le terrorisme dañuy wax ne pour la lutte contre le terrorisme la sax waaye léeg-léeg président yi bu ñu créé yooyu pour seen bopp la parce que dëkk bu mel ni Guinée dëkk bu sensible la ndax bu ngeen seetloo bii mooy 3e coup d'état bu fa am kon coup d'état dafa yomb te président bi moo gën a xam boppam parce que li fa am nii ci élection yi passé mu forcé jël constitution bi changé ko jaay nit ñi doole nit ñi gën di manifester mu ray leen te loolu yëpp li ko waral mooy dafa bëgg a def 3e mandat te amu ci woon droit constitution bi tere ko comme toog na nag ba pare jàpp ne moom dafa am doole mu am ñu ko jàppale comme président yi africains yi rek ni ñuy def mu jaay doole changer constitution bi dem référendum par force oui bi gagné mu dem élection par force defar ay PV wu boppam denc ko Cellou Dalein Diallo gagné ko mu indi fa ay problème ne moom moo gagné par force toog par force loolu nag moo taxoon mu ñaaw njort ci boppam xam ne comme Guinée dëkk boo xam ne la coup d'état dafa yomb muy préparer boppam créer corps d'élite boobu nag wane ne dafay lutter contre le terrorisme alors que daf ko créer pour bu gars yi naree dal ci kawam ñooñu génnee ko ci ndeke moom mu ngi créer musibaam te mu ngi ko teg tamit ci ne moog waa ji ñoo bokk xeet parce que waa ji malenke la comme moom bi mu fa toogee loolu la fa installé ay affaire u ethnicisme kii malenke la kii susu la kii pël la kii gerze la mooy les forestiers te moom mu nekk ni koo xam ne bi mu ñëwee Guinée yooyu yëpp dafa waroon a dëñ parce que dafa nekkoon ci opposition bi pendant 40 ans di xeex pour la démocratie pour l'état de droit en Guinée ñu tëj ko kaso mu jàmmaarloog Sékou Touré jàmmaarloog Lassana Conté ba bi Lassana Conté génne àdduna Moussa Dadis Camara ku Lassana Conté Toumba Diakité dóor Moussa Dadis Camara bal après ki nga xam ne moom mooy Sékou Ba Konaté toog organiser des élections libres et transparentes moom ci la faloo mu nekk le premier président guinéen élu démocratiquement ci lu ñu wax nag noonu lañ koy waxee mais il n'a pas été élu démocratiquement parce que élection boobu noonu bu 2010 bi gagné wu ko Cellou Dalein Diallo moo ko gagné gars yi jàppale ko def seen lobby ci kaw jël Alpha Condé def ko président wan Cellou Dalein Diallo ne ko kii dafa yàgg xeex te mag la te comme yow tu as l'avenir devant toi maanaam arranger affaire bi daal ba fexe ba Alpha Condé toog te loolu c'est catastrophique élection nit warul toog te peuple bi faluñ ko maanaam pour nga nekk président de la république wala pour nga nekk député wala pour nga nekk maire ci xeetu élection bu manti doon da nga war a am légitimité maanaam askan wi fal la mu leer nañ ñu xam ne ñoo la fal waaye ay lobby yu Union africaine ak CEDEAO ak Union européenne dajee fa gëmloo Cellou Dalein Diallo na ko bàyyil sa waay mu jàll ñu wañ loxo Cellou Dalein Diallo jàllale sa waay par force mu gagné élection yi en 2010 ñu dem ba 2015 la même chose ñëwaat Cellou Dalein Diallo gagné waat ko mu jaay doole toogaat par force léegi nag constitution ba mayul kenn nga def plus de 2 mandats consécutifs comme bu Sénégal bi Alpha Condé toog ne moom ñaari mandat rek lay def wax ko fépp comme ni Macky Sall di wëree di wax fépp comme ni ko doon Macky Sall di defee moom it bu njëkk ba ñu dem ba mu yàgg ba mandat yam jeex 2020 2e et dernier mandat yam mu ne nag day nekk candidat par force de constitution bi may ko jël constitution bi dem référendum changer ko par force jaay doole
organiser ay élections yam créer ay PV yam moog ñu mu àndal Cellou Dalein Diallo gañewaat ko pour la troisième fois PV yi génn ci bureau de vote yi ñu jël ko sànni fële dem génnee ay PV résultat préfabriqué am ne moom moo gagné à 59%. jaay doole peuple bi génn mu leen di rey jàpp opposition yi tëj yónni police ak armée bi ñu dem kër Cellou Dalein Diallo def ko résidence surveillée xam nga mu bañ a génn këram moog jabaram di dem Dakar ñu arrêté ko ci aéroport bi di jaay doole bew gis nga nag loolu moom moo waral li ko dal nii dal ko mooy doole jam doon jaay ak dictature bu métti ba mu nekkee woon ak jàmm ji nga xam ne xañ na ko guinéen yi loolu moo waral gars yi nag dem jël ay armes jëlee ko fa toroxal ko digg bëccëg moom mu daan jaay doole di persécuter nit ñi di rey nit ñi di tëj nit ñi kaso bew am na benn vidéo yam boo xam ne Alpha Condé dama ko seetaan benn paaw imam wax na boo gisee rek xam ne kii jàngkatu alxuraan la nitu yàlla la sikkim baa ngi weex tal muy wax di joxar bi paa bi naan ko nii ñëw ba ci paa bi jël sikkim bi na ko nii gis nga gars yi bu ñu nekkee ci nguur dañuy fàtte sax ne yàlla am na te man li ma gën a métti ci affaire bi mooy lu tax ñoom li weesu yëpp te ñoom ñu fekkee ko nekk ay mag parce que Alpha Condé il a 83 ans li mu fekkee dafa bëri président yi fi weesu président africain yi nekkoon ay dictateurs yu mag li leen arrivé lu tax ñoom mënuñ cee jàng ñoom bu ñu faloo xoolal Afrique li fi nekkoon ci ay président dictateur ak ni ñu deewee ak ni ñu leen dàqee seen dëkk yi ay présidents yoo xam ne ils étaient puissants ñoo ko ëppoon doole foofu xoolal Kadhafi xoolal Ben Ali Tunisie xoolal Hosni Moubarak Égypte Kadhafi dañ ko fekk dëkkam ray ko donte dañ ko tooñ Hosni Moubarak peuple baa génn dàq ko par force Ben Ali peuple baa génn dàq ko par force mu jógee fa nga dem Soudan El Bachir peuple baa génn dàq ko instant bi ma ngi ca kaso ba Tchad Hissène Habré nekkoon na fa moom it gis nga dictateur la woon ñu jiñ ko crime de guerre ak crime contre l'humanité ki nga xam ne moo gënoon nekk proche am di Idriss Déby nekkoon sem gaayam chef d'état-major général des forces armées ku ko dàq ko dëkk ba mu dem Cameroun jógee fa ñëw Dakar installé fa 30 ans ñu jugé ko Dakar ci chambre africaine extraordinaire bi ñu créé woon ñu jugé ko tëj ko gis nga moom it dee na ci kaso ga ki nga xam ne moom moo ko coup d'état woon moom dem au front ñu dóor ko bal moom it mu dee te loolu yàggut rawante wuñ sax ñoom ñaar nga ñëw Gambie Yaya Jammeh nekkoon fa xañ Gambien yi jàmm mayu leen jàmm Gambien yi amuñ liberté persécuté ay Gambien ñu daw jógee ci dëkk ba amatuñ droit ñëw fa kenn amul jàmm moom mu doon aaye Gambien yi dëkk ba benn jour la xëy ñu ne ko génnal dëkk bi depuis 2016 ba léegi nekkul ci dëkk ba ma nga Guinée équatoriale te Gambie rek la bëgg nga jël IBK waa Mali fal ko moom it mu nekkoon ci opposition bi di xeex ay principe falu Bamboula am ca nguur ga moog doomam njabootam xaritu doomam yi ñu téye xaalisu malien yi di yàq di pasaree bew gis nga moom it armée baa xëy rek benn jour ñoom Assimi Gota xëy jëlee ko fa moom it xool leen Mobutu ni mu amee woon doole ñu dàq ko mu daw Maroc fa la dee ay François Bouzizi maanaam bëri nañ boo limee da ngay juum président africain yi nga xamante ni dàq nañ leen ci seen dëkk te ay dictateurs yi soxor lañu woon dem ba jàpp ne ñoom ñooy yàlla benn bés peuple ba jóg jëlee leen fa wala armée ba jóg
jëlee leen fa seen nguur jeex ñu dem ba amatuñ doole léegi lan moo tax ñun suñ président yi mënuñoo continuer di jàng ci loolu nit benn situation bu amee ci sa dëkk wala fi nga bokk da nga ciy jàng mais non duñ ci jàng bu ñu xasee daal ba am nguur rek jeex na dañuy mel ni dof Alpha Condé nag noonu la meloon moo tax coup d'état yam bii nii ñu bëri dañ see kontaan donte coup d'état kenn du ko cautionné man mii je ne cautionne pas un coup d'état mais nag bu ñu fàttee coup d'état institutionnel yi ñuy def coup d'état constitutionnel yi parce que yow koo xam ne dañ la fal ci ñaari mandat ñu ne la yow amoo droit def 3e mandat ndax constitution bi da koy tere nga ñëw jaay doole changer constitution bi ndax sa intérêt personnel yow kenn pour nga def 3e mandat nit ñi gën di manifester nga def répression ci seen kaw ray leen pour nga mën a toog rek yow ci nguur gi léegi kenn du la wax dara léegi bu ñu la coup d'état yee nag waa CEDEAO génn waaye ñu ngi condamné coup d'état bi ñu ngi exiger la libération immédiate du président Alpha Condé ak Union africaine ak ay xawma ñan ak ñan ay ONU waa léegi yéen fan ngeen nekkoon yéen waa ONU Union africaine ak CEDEAO bi Alpha Condé di jaay doole waa Guinée di leen rey di dóore di tëj kaso di dàq ay nit ci dëkk ba persécuter leen ndax bëgg a def 3e mandat boo xamante ni amu ci droit jël constitution bi changer ko pour rek mën a def 3e mandat fan ngeen nekkoon lu tax condamné wu leen ko yéen kon CEDEAO comme ni koy gars yi di tuddee noonu la rek c'est un syndicat des chefs d'État africains Afrique de l'Ouest parce que ñoom bu dara xewee ñoom dañuy jàppalante seen biir ñoom chef d'État yi seen intérêt rek maanaam ils s'entraident quoi ñoom i neen seen biir ñoom ñooy dimbalante mais au lieu que ñu teg ay principe waxtaan ci ku jàdd yoon ñu ne la yow yaa jàdd yoon nekkoo ci yoon wala soo naree def naka su dul noonu ñu ñëw dal sa kaw benn yoon rek lañ ko mës a def mooy Yaya Jammeh lañ ko def mooy biñ ko gañee mu bañ ñu ñëw na ko boo génnul ñu dal sa kaw mu génn benn yoon boobu rek lañ ko mës a def léegi kon ñun CEDEAO mënatuñ ko jox benn crédit amul benn crédibilité parce que mënul régler dara dañuy toog seetaan chef d'État africain yi ñuy def lu leen neex waa Afrique de l'Ouest bu ñu defee lu leen neex ba pare bu ñu leen coup d'état wala askan wa génn manifester ba armée ba nangu nguur gi ñu commencé di condamner coup d'état bi coup d'état nag baaxul mais dafa coup d'état dafa am lu koy indi te coup d'état bi am Mali xam nañ lu ko indi bi am Guinée xam nañ lu ko indi mooy mal gouvernance ñàkk démocratie teg fa dictature bew di toroxal nit ñi loolu moo ko indi te gis nga ñii yàlla daf leen di toroxal gis nga ñoom ñu ci bëri dañuy wax ne ay jullit lañ ñoom ñu ci bëri boo demee Côte d'Ivoire Alassane Ouattara nee na jullit la nga dem Guinée Alpha Condé nee na jullit la nga dem Mali IBK nee na jullit la léegi yow soo nekkee jullit nga gëm yàlla nga xam ne nguur yàlla moo koy joxe te nekk président loolu mooy distinction bu gën a ngand ci wàllu falu ci àdduna fii nii ci wàllu àdduna quoi laa wax mooy nga jiite réew yow waa réew mi tànn la ne yow lañ tànn pour nga jiite réew mi loolu c'est pas donné à tout le monde léegi nag yow yàlla tànn la ci ay millions wu Guinéens wala ay millions wu Sénégalais wala ay millions wu Maliens ñu ne yow lañ bëgg nga jiite réew mi tu nommes à tous les postes civils et militaires jox la palais jox la avion de commandement jox la armée bi jox la gendarmerie garde présidentielle police su dee Sénégal la ngay présider
conseil supérieur de la magistrature chef suprême des armées booy voyager sax yéeg ci kaw tali bi motards yi dañuy wàccee citoyens yi lambda yi tali bi pour yow nga mën a gaaw àgg fa ngay jëm jox la caisse noire loolu ku ko yàlla dénk teral na la même boo ko nekkee ñaari weer da ngaa war a sant yàlla ndax kat wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis mais yàlla defal la loolu ñu ne la yow am nga droit am ñaari mandat de 5 ans su dee Guinée la muy 10 ans fukki at nga jiite ko réew di nommer à tous les postes civils et militaires ak yi ma fi lim yëpp di bind ay décret ñu ne yaay njiitu réew mi ñu lay toojal fukki atu yàlla nga ne loolu doyul yow quoi léegi nag ñu ne la sax ñaari rek nga am droit am nga ne léegi man ñaari sax dama koy jéggi léegi comme toog naa ba pare damay ànd ak ñi ma àndal jaay doole jalgati constitution bi jaay leen doole yéen Guinéens yi toog par force te du ngeen ci man dara doole yàlla rek moo ko am est-ce que àggali nga sa 3e mandat bi àggaliwu ko à l'espace de d'une heure de temps ci la perte nguur gi ñu fekk ko mu toog toroxal ko mu def boppi nen chemise bu déboutonné wu mu toog mel ni ku jaaxle ñu jël ko yóbbu te mënu ci dara amul kenn ku ko dimbale gisul kenn moo tax yàlla ne moom rek moo am pouvoir boo xam ne dafa éternel seul le pouvoir de Dieu est éternel waaye képp kuñ fi def président ngay jaay doole di ngandlu di jaay bew ak xamadeeg réew foog ne yaa gën nit ñi bés dina ñëw di nga ko rëccu Alpha Condé xam nga ne bésu dimanche am bii nii wóor na ma ne fa mu toog rëccu na lu bëri wóor na ma ne instant fu mu toog mu ngi regretté lu bëri te nag ki ci war a gën a jàngee nag mooy président Macky Sall parce que yoon bi Alpha Condé jaar nii ba forcé ba toog moom ci yoon boobu la nekk lii nag war na ko servir de leçon parce que moom kenn gënu kaa baadoola moom moo gën a baadoola ñëpp président Macky Sall comme trajectoire Alpha Condé rek jaar ci opposition donte Alpha Condé sax moo gën a sonn moom dafa am chance yàggu fa moom dafa ñëw occasion am mu exploité ko rek ñu fal ko principe yam doon xeex yëpp mu jël sànni fële moom it di def lu ko neex ñu fal ko ne ko liggéeyal Sénégal sénégalais yi sonn nañ am ay priorité yi koy xaar Macky Sall ñëw jël priorité yëpp sànni fële di xeex ak nit ñi ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ku ko contre Macky Sall téye la duma yu métti ku bëgg a marche Macky Sall na doo fi marché wàccee police wala gendarmerie ñu jàpp ni ñu yóbbu garde à vue di jël opposition bi di leen teg ay deal ku ci mel ni Ousmane Sonko ne dina leen tëj par force am ay député am yóbbu assemblée nationale ay député agresseur ay député ivrogne nankatu sàngara ay député yoo xamante ni dañuy trafiquer ay faux billets des voyous de classe exceptionnelle ñu nekk fa di saaga nit ñi Aliou Dembourou Sow di génne ay jaasi naan moom jaasi la yore day raye maître waar nekk fa di mandi di déconner ci kaw nit ñi ah Mbéri Sylla nekk fa di mbéje ah nga dem ca ministre am ya ñoom Mame Mbaye Niang ak directeurs yi nga xam ne fal na leen ñoom yaa xam mbay heure bu ñu demee ci télévision yi nekk fa di saaga nit ñi président bu génnee di menacer ah xañ nit ñi seen jàmm ba pare booleeg di sàcc xaalisu sénégalais yi mënuñoo lekk ba suur mënuñoo naan ba mandi mënuñoo am eau potable mënuñoo am école yu baax mënuñoo am hôpitaux yu baax au lieu que waa ji liggéeyul dara waa ji daal xeex rek jàpp Karim Wade tëj exilé jàpp Khalifa Sall jiiñ 1 milliard 800 toroxal ko ñu nekk société civile bi ku wax mu jàpp tëj gars yi activistes yi ku wax Macky Sall jàpp tëj élection yi du organiser élection respecté wul calendrier électoral bi lu ko neex def benn élection la mas a gagné mooy 2012 élection yi ci topp yëpp organisation bu catastrophique téye fichier électoral bi ci xëtee ko changé ko
parce que xam na ne moom daf cee dal 2012 rek la mënoon a gagné te 2012 daf cee dal parce que moom Macky Sall bu ko 2012 rëccoon du déggati président ba àdduna du tukki mais xam nga ku yàlla nar a fal rek moom it gis nga li Alpha Condé doon def Guinée rek ci la nekk di jaay doole toog jël constitution bi révisé ko en mars 2016 mais comme problème mu mandat dafay poser problème toujours 3e mandat nañ ko gën a leeral mu yokk ci nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs gis nga moom it ñi mu àndal di ko jaay rek pouvoir si naan ko yaa fi gën doo moroomu gaay sa jabar moo dàq sax suñ jabar yi sa doom yi ñoo gën suñ doom yi li nga fi def sax président yi fi jaar yëpp kenn defu ko fi te ay fen la gis nga ñi koy wax loolu mooy ñi ko doon saaga démb ak ñi ko doon bundu xataal démb ci Ablaye Wade doon ko xeex transhumants yu bon yi nga xam ne nguur rek lañ bëgg ak ñi nga xam ne ñoom c'est des pouvoiristes ku nekk président yow la ñuy àndal duñ féetee ci opposition mukk yow nekkal président rek te entité boo dem di nga ko fa fekk secteur boo dem di nga fa fekk xeetu nit ñooñ nag wër ko nag naan ko Macky doo moroomu gaay moom mu jàpp ne loolu dëgg la di xeex rek li mu waroon liggéey yëpp mu xeex ko liggéey yu mu sumb sax du àgg TR bi mu jëndee ko 1000 milliards nga xam ne amaluñu benn njëriñ diggante Dakar ak Diamniadio 52 kilomètres baaxul de ci Sénégal amoon na feneen fu mu ko mën a dugal mais taxul sax mu àgg TR bi mënta daw ay BRT mënul àgg dund gi yokk lépp cher waa ji daal moom benn nen rek lay gouverner mooy jàpp nit toroxal tëj dàq soxlawul ku baax soxlawul ku am xam-xam ay larbin la bëgg ak ay suqu ñoo xam dañuy ñëw rek naan ko Macky yaa fi man di ko jay te gis nga ñooñu noonu topp ko nii di ko jay nii di ko gëmloo ne ko doo moromu gaay li nga fi def kenn defu ko ñoom xam nañ ne dañuy fen de Macky Sall tamit xam nañ ne ñooñu dañuy fen xam na ne ñooñu décret rek lañ ko toppee pour mu signer leen décret def leen ministre wala directeur wala PCA wala ambassadeur wala leneen nommé leen mais ci moment boobu duñ gis loolu il faut ñu dem ba li dal Alpha Condé dal ko ñaanuñu ko yàlla nag quoi ñaanuñu ko yàlla mais mën na amee neneen parce que fu mu nekk nii Afrique de l'Ouest moom am fa 3e mandat dootul yombate parce que dañoo yeewu léegi waaw léegi président bu fa toog ñaari mandat ngay def benn mandat sax soo ko defee da ngaa war a organiser ay élections yu jaar yoon bu ñu la ci gañee nga dem loolu moo gën léegi nag Macky Sall li dal Alpha Condé nii yàlla tere bu mu la dal yàlla na yàlla def ci sa xel nga bañ a briguer 3e mandat yàlla bu coup d'état mas a am Sénégal parce que ñun ñooy seul pays bu masul am coup d'état ci Afrique de l'Ouest ñu ne Cap-Vert te yàlla bu mu ko am ndax day taasal suñu parcours te bëgguñ suñu parcours tâche léegi gis nga bés bu nekkoon ci difficulté yi Alpha Condé nekk nii gis nga ñi ko transhumants yi daw ñëw ko ñi ko doon saaga démb ak ñu nekkoon PDS doon ko xeex ñooy njëkk a dawaat jàmbuwaat ko parce que ñooñu ñoo waroon Ablaye Wade nekk ci nopp Ablaye Wade yi di ko jaxaseeg Macky Sall ba Ablaye Wade créel Macky Sall ñoom ñoo ñëwaat te Macky Sall bi mu ñëwee vengeance bi mu doon def cee boole woon ñooñu jël benn liste créé yi def ci 25 personnes na ñooñu ñëpp dañ leen di déglu pour ñu wax seen alal fan lañ ko jëlee te Macky Sall mu doon wax ne mu doon def répression ci ñooñu di lijjën seen alal fu ñu ko jëlee moom it alalam daf kaa sàcc c'est un milliardaire te donnewu ko ci baayam donnewu ko ci yaayam amul entreprise léegi nag ñu dem di dem ba mu yàgg ñooñu ñëw nag sukk jébbalu ci moom ne ko léegi yow lañ àndal mu ne léegi bàyyi naa leen léegi ak milliards yi ma leen doon toppee am na ci koo xam ne sax Ousmane Ngom moom foog naa waa DIC xaw ma waa GIGN xaw ma BIP am na daal ci corps d'élite yi police wala gendarmerie ñu ko jëli woon ci benn avion fekk ko Kolda ci benn hôtel indi ko Dakar ñu door ko interdiction de sortie du territoire président bi jalgati loolu de ànd ak moom dem tukki Omar Sarr ñu def ko interdiction de sortie du territoire moom it Omar Sarr boobu dem ba Mauritanie ñëwaat Sénégal di leen kokkali na génn naa dëkk bi dugaat naa
di yàq Macky Sall lu mel ni xeme. Omar Sarr boobu léegi ma nga ca Macky Sall ñu ne léegi ministre la moom maître Amadou Sall ñoom Babacar Gaye ñoom Farba Senghor Pape Samba Mboup Farba Senghor nga xam ne ci élection diggante premier tour ak deuxième tour yi rek lu mu waxul Macky Sall daf ko fàtte ci lu ñaaw ci lu bon. gis nga bande boobu noonu ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom Modou Diagne Fada man Samuel Sarr su ma ko déggee muy wax man damay am envie sax pour jël télé bi toj ko wala ma toj rajo bi ma koy dégloo quoi. un voyou comme Samuel Sarr nga xam ne ñoom tekkiwuñ dara tekkiwuñ tous Ablaye Wade rek moo leen sagal bu taxatoon ak Ablaye Wade duñ nekk dara ay bandi taxaw di défendre Macky Sall naan Macky Sall def na fi lii ak laa di dal ci kaw opposition bi defuñ fi dara man damay ruus sax su ma leen déggee ñuy wax quoi ma xam ne Sénégal dafa neex parce que am na ñoo xam ne ils n'ont pas droit à la parole instant bii waruñoo wax am na ñoo xam ne instant bi kaso lañu la leen waroon a fekk yàq réew mi jaxase nit ñi nedd ko bandi misé Sénégal yàq réew mi ba réew mi yàqu waaye lenn dinañ ko xamal moom président Macky Sall gis nga bu bëggee jàmm troisième mandat moom jarut sax wax parce que loolu c'est impossible mënta nekk sénégalais yi ñoom ñooy lijjantil loolu seen bopp incha allah parce que yéen da ngeen fee gënul kenn yéenee ñan ba ñëw ci réew mi ñu jox leen réew mi ngeen ne yéen rek yéen a war a toog ci réew mi ba kañ pour lan te constitution bi ñu def ci ne kenn amul droit am ñaari mandat te élection yi jaar yoon su fekkoon yow bi nga toogee yaa ngi koy organiser ko noonu sa benn mandat boobu nga amoon 2012 ñu faloon la ko si ngay yem doo am deuxième mandat élection 2019 yi nu mu demee ñun xam nañ ko c'est des résultats préfabriqués tànn ay candidats yam ba élection yi jeexee ana candidats yi kenn rek ngeen ci gis mu nekk ci opposition bi kooku rek moo ci nekkoon vrai opposant mooy Ousmane Sonko parce que li muy def daf ko gëm moo tax il est devenu le leader de l'opposition ana Ndaamal Kajoor warul dem ca Macky Sall moom dafa mel ni ko ala ko fu mu nekk nii ana Madické Niang moom lu mu layee nee na Serigne Ba ka aaye ana Issa Sall demut loolu yëpp ay deal la woon loolu yëpp ay deal la woon waaye élection bu jaar yoon Macky Sall mësu kaa ñeme da doon dem élection malgré bépp bi mu toogee ba léegi bépp élection bu mu organisé moom def na ci ay pexe yoo xamante ni day tax élection yi di jaar yoon ci fichier électoral bi ci xañ nit ñi seen carte d'identité nationale def ci 52 milliards fépp fu mu xam ne favorable lu fa rek ñooñ duñ jot seen carte d'identité ba ci élection locale yi di ñëw ñu ngi commencé def seen ay njuuj njaaj maire yi nga xam ne ci Benno Bokk Yaakaar lañ nekk ñu ngi tëj seen ay état civil na duñ joxe ay certificat de résidence ay xale yoo xam ne c'est des primo votants mu wóor leen ne primo votants yi duñ leen votel yéen a ngi gis ci internet bi fan yii yëpp seen ay militants la ñuy dajale indi leen ci benn quartier wala benn commune ne dañ leen di bind foofu noonu wala ñu ñëw di tànn seen ay militants ñoom ñooy dugg ñeneen ñi duñ dugg gis nga ñi nekk Sénégal te bëgg jàmm bëgg Sénégal am jàmm xam nga lan lañu war a def te am baat laa la wax de am kàddu muy sëriñ seeg ñëpp képp koo xam da nga influent toutes les personnes influentes au Sénégal dañoo war a teel a tirer la sonnette d'alarme parce que lii raam ci ñag bi la jëm gis nga waa jii nii nguur jaral na ko lu nekk te xam naa ne sax li dal Alpha Condé góob na dina ci jàng wala mu tiital ko parce que dana gars yi dinañ ko gëmloowaat ne ko Sénégal ak Guinée du benn ba tey loolu lañ koy gëmloo na ko waaw Sénégal loolu du fi mos a am waaw moo Guinée du yem moo Guinée du benn moo Côte d'Ivoire du benn te li ko waroon a servir de leçon tamit bokk na ci événement mars yi ñuy passé Sénégalais yi wan nañ ko boppam ba pare prévenir ko en cas de troisième mandat wala en cas de jéem a laal Ousmane Sonko
Macky dafa yàqal boppam loo xamante ni dootu ko mën a defarati ci àdduna. dafa amoon occasion pour changer Sénégal indi fa rupture ñëw gën a consolider la démocratie mais dafa ñëw yàq lépp ñëw xeex ay adversaires politiques kii du bokk kii mooy bokk kii dinaa dal ci kawam parce que daf ma contre jël justice bi instrumentalisé jël parquet ba teg fa Bassirou Gueye ak ndéem si yàlla Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm ñu jàpp doomi aadama yi di tëj di toroxal di def répression ci kaw nit ñi gaayam yi di sàcc di def lu leen neex ñi di trafiquer ay faux billets kenn du leen def dara dégg ngeen scandale bu bees bi mooy passeport diplomatique yi ci assemblée nationale bi ay député Benno Bokk Yaakaar heureusement ba mu nekkee ñooñu heureusement ba amul benn député opposition bu ci bokk kon xam nga ni kon ñii yàlla mu leen di weer seen nguur gi daanu na bu yàgg parce que ay baadoola lañ dañ leen a jox nguur ñu bew jàpp ni ñoo moom sénégalais yi Macky Sall moo gën a bew ñëpp xamuñ seen bopp chaque jour dañuy fàtte ne dinañ dee chaque jour dañuy fàtte ne lu dal Alpha Condé dal na fi ay yeneen président yu bëree bëri Alpha Condé la mujjee dal loolu duñ ci jàng waaye ñii lii lañ mérité gis nga classe ay Alpha Condé yii nii ak ay classe Macky Sall lii la ñuy mérité lii mooy seen mérite lii mooy seen sort parce que duñ ay nitu dara duñ nitu dara moo tax daal Sénégalais yi préparez-vous xam nañu lu ëpp ci yéen doyal ngeen ci Macky Sall parce que fii dañ fi dul permettre kenn mu ñëw di toog di éterniser wu ci pouvoir mel ni moo gën nit ñi ku nekk da ngay ñëw toog dem jox sa morom mu toog ku nekk apporter sa touche parce que kenn mënul man lépp mënul def lépp loolu yàlla rek moo ko mën su Macky Sall ñëwee na def ñaari mandaayam dem bu fekkee Ousmane Sonko la ñuy fal mu ñëw def ñaari mandaayam dem bu dee Khalifa Sall bu dee keneen ak keneen ci opposition mu ñëw def ñaari mandaayam dem yoonam. Les hommes passent, les institutions demeurent. ana ñu jëkkoon a jiite Sénégal ay Senghor deewul ak ñoom àndaloon ñoom Lamine Gueye ak ñoom Mamadou Dia ak ñoom nekkatuñ fi génération boobu yëpp dem nañ ak seen ay ministres yi ñu àndaloon ak génération Abdou Diouf ñoom it danañ dem génération Abdoulaye Wade danañ dem am na sax ñu ci dem Macky Sall tamit génération am noonu lay demee Sénégal daf fay des kenn mënta def lépp te kenn gënu fa kenn ba jàpp ne yow rek yaa war a toog ci réew ma di ko jiite loolu mënta nekk su fekkee nag loolu la def ci boppam bi bu eboo mu génnee ko ci boppam bi su fekkee nag ne Sénégal gars yi jàmm rek lañ bëgg nañ teel a wax ak moom it su bëggee jàmm ñun de jàmm la ñuy ñaan man mii jàmm laa ñaan waaye jàmmi Sénégal mooy mu def 2 mandats yi mi jeexal ko ci jàmm ba pare nag organiser des élections libres et transparentes bañ fee nekk nan day jéem a écarter ay Ousmane Sonko ay kii du bokk ak kii mooy bokk ay jël nit xañ leen seen ay droit civique ak droit civil comme Khalifa Sall ak Karim Wade yooyu moo war a jeex ci réew ma te loolu yëpp Macky Sall moo ko fa indi yàq Sénégal moo tax kenn ku nekk na nga préparer nga dem uti sa carte électeur pour élection locale yi ñu gagné ko gagné élection législative yi 2024 nu golo xam bootee doomam ku sénégalais yi fal ñu xam ne sénégalais yi ñoo la fal waaye Macky Sall moom warul bokk amu ci droit parce que constitution bi day tere 3e mandat asalaamaaleykum wa rahmatullah